asalaamaaleykum mbokki internet Xeweul TV di leen jaajëfalaat bu baax a baax ci topp bi nga xamante ni saa su nekk rek yéen ak ñu koy topp fii ci Xeweul TV ñëwaat ak yéen rek tey ci seen émission bu mag bi di Mon Parcours dugg Thiès kaay nag benn dëkk ñaari gaar dem ba quartier bu ñu naan Jaxaaw fekk fa doomu Jaxaaw koo xamante ni defe naa ni kenn dootu ko présenté ti fii ci àddina ndax son talent incontournable nekk un grand artiste comédien boo xamante ni dama koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoo mbokk internet yi nga xamante ni ñoo koy suivre fii ci Xeweul TV bu ko defee ngeen xam gan googu tey mooy kan. Ndiassé nuyu naa la bu baax a baax te di la dalal. Marie maa ngi lay nuyu bu baax te la jox sa wàccuwaay di rafetlu ci li nga ma tànn ci invitation bi muy xewee fii nga xam ne nag mooy Xeweul TV te yaakaar naa ni dina gën a saawan baawan. incha allah invitation bi daal rafetlu naa ko trop. macha allah macha allah le plaisir est partagé. Ndiassé gannaaw ba nga nuyoo ba pare dama lay laaj rek tey boo doon dikk ak ñun tuuti rek étaler ñu parcours Ndiassé Ndiaye ba tey ci Mbaye Dozé parcours boobu. waaw parcours Mbaye Dozé moom parce que boobu sax dafa fekk xëy na yoon bi moom neex na ba pare. donc waaw boobu am nañ fu ñu jugee mais comme ci parcours Mbaye Dozé nga ma laaj. donc dina sawar pour commencer foofu. parce que pour li ko indi ñun dañu am metteur en scène bu tudd Aziz Niane muy Cheikhouna. bon mu yoroon ñu ñun Soleil Levant Junior ak sama xarit boobu yàlla xare àjjana Kader. donc ñu nekk ci jeewu tulli mi tey nekkoon suñu manel ñu nekk fa di liggéey ba Aziz waroon dem Espagne. donc avant moo dem mu ne ma nag dama bëgg programmer leen benn produit boo xam ni pour yéen la Soleil Levant Junior mais pour wal na ne rek liggéey moom da nga koy commencer mais doo xam fu muy yem. man ma yoroon rôle Sanex Aziz yor rôle Cheikhouna ñuy liggéey ba ci biir ñu gis ni tolof dafa am ampleur. affaire bi dafa rëy dafa yaatu. aussi tamit di fàttali artistes yi aussi tamit un artiste il faut que nga nangu. il faut nga nangu partager. xoolal ñun ñu ngi téye rôle bi pendant 3 semaines mais dañu ñëw rek ak suñuy mag ñu ne naa jox Cheikhou sama rôle ma simi sama yore jox ko. nga nangu waaw Kader ñu ne ko na jox rôle am Cheikh Ndiaye mu yëkkati jox ko donc après tan day Kumba ñëw ay Binta ñëw donc mu mel ni moitié Soleil Levant Junior ak senior bi. mais ñun ñi nga xam ne ñun ñoo doon principal concerné yi ñu waroon wutal produit bi ak Alsane Gueye bi nekk royukaay muy seen metteur en scène Paco dañoo mujj ñun tuuti toog di xaar la nuit dañu jël scénario bi Aziz comme bopp bi moom yàlla ko may macha allah mu defal ñu ay rajo ku nekk xam nga lan mooy rajo da ngay jékki-jékki nga xalaat benn séquence nga dugalaat ko ci jël beneen séquence dugalaat ko ci donc ci guddi gi ñu ñëw fa mun nañu utal naa la benn rôle donc Mbaye ngay tudd mais doseur nga donc mais yow Mbaye rek la ñuy wax mais ku xam ne ku la wax Mbaye Dozé rek ça veut dire que découvrir na la. donc am nga benn séquence bu ñu lycée si piscine bi. déjà noonu nga am benn identité waaw nii. donc duñ ko jëlee sax lu éphémère parce que. moom biñ ñu koy wax xalaatuñ ci woon comme buzz bi. comme gars yi léegi dañuy wax ni dama am buzz. ay dama xew. donc ñun loolu dugaluñ ci woon. da ngeen joué naturellement waaw dañuy joué naturel ñun ñu ngi doon xool rek est-ce que affaire bi dinañ ko jàllale après ñu dem toog suñu kër. parce que dañuy joué ba pare sax di tiit. donc suñu génn ci dëkk bi lan lañ ñuy wax. donc ñun foofu lañ tolloon. voilà après ñu commencé gars yi di doxal. ba sama première séquence rek ñu ne ma naa jóg ñu dem buntu lycée ma solo ñu toog man bi ma solo ba pare sax taxaw dama doon reetaan sama bopp. waaw tellement affaire bi nu mu grawee ñu géré ko. mu génn ndeke mais mooy loolu quoi. yàlla def ci réussite def ci réussite bi mu ci def du rek Mbaye Dozé. Mbaye Dozé génn na ci. ngalamoo ngalam muy Kader. génn na ci taalibe bi. Ablaye Sow Seydina. ba léegi nii moo ko topp. mu nekk c'était émouvant c'est vrai que Tolof Tolof dafa amoon benn ampleur boo xamante ni et puis dafa touché woon émotion sénégalais yi vraiment dañ ko recevoir. surtout donc noonu la demee moo indi tey Mbaye Dozé ba léegi nii. ak lu ma mën a damay dox ba ci yàgg sax ñu ne ma Mbaye damay gerte soxla. ndeysaan waaw léeg-léeg nit war ma yónnee xaalis wala dara. Mbaye lan laay def man leen tudd ma Mbaye Ndiassé laa tudd. c'est vrai donc loolu yëpp liggéey bu nangu la rek. waaw liggéey bu nangu la c'est important wax nga ko sa biir wax nga ni ci biir Soleil Levant dafa am benn déggoo boo xamante ni dafa amoon seen biir ba doonul woon am ay xëccoog yooyu. non bu ñu nee la rek diw da ngay jël lii jox ko diw rek voilà. yaa ngi ci automatiquement da nga koy nangu. lu waraloon loolu noonu lu ñu leen tàggate la wala boog ay jeunes la yu bokkoon même quartier wala nu mu demee noonu.
waaw mën naa wax ne nag ay jeunes yu bokk même quartier la parce que boo xoolee Aziz mi ngi dëkk Jaxaw Kanda Cheikh Ndiaye Jaxaw Kanda Sanex route de base Tandey Kumba Som Mam Kumba dibiteri Baobab Paco en face ñoom ñoo dëkk donc Laay Sankare aussi tamit Jaxaw la nekkoon mi manga si donc xam nga loolu dafa nekk liggéey bu yaatu père Tukusu Mbay Warax ñëpp ñu ngi Jaxaw loolu liggéey ba day yomb waaw liggéey bi dafay yomb donc ñu yàgg di gisee ñoom seen biir donc ñun dañoo rallier fekk leen ci mais ñun bi ñu gën a nekk tout tànk ñoom li ñu carboté ci aar ñun li ñu carboté nañu mais fekk ñu ci ñoom li leen fekk parce que ñun bi ñu amee mën naa wax ne ay 13 ans 14 ans ñu ngi leen di xool ñuy bâche ci mbedd mi di dem di jouer ji ay compétition ah di def lu doy waar loo xam ne ni il faut nga bëgg ko trop. da leen doon incité ngeen ñëw fekk si leen. waaw dañuy ñëw ñun di seetaan si. ñuy seetaan léegi ñu gàllu ñu ñaari sabar ñu wekkoo ko. daal di dem toog di seetaan wala musée fii. donc mais si époque bi ñu ko doon def man moo ma yéem. époque boobu moo indi lii tey. moo tax toujours li olof Njaay naan wax tàgge boo dégg rek foog nga ne jàppal diw. foog ñu ne soleil levant. munta ñàkk. parce que bi mu jugee Dakar dañ ko téye di ko doxal. muy daaray Kocc ñëpp kontaan. inspiré ñu ci art. tous les mardis man télé lu yàq sama jàng ci la bokk man du ma la ko napp. seetaan ay film wala ay théâtre wala affaire yu demee noonu. man moo yàq sama. ci loolu sax laa bëggoon a ñëw ci par rapport ak say études ak yooyu. est-ce que tey Ndiassé bi muy dugg ci li nga xamante ni moom moo di théâtre bi est-ce que famille am réellement àndoon nañ ci. non mosuñu ci ànd moom. mosuñu ci ànd déedéet parce que. xam nga aar moom parfois dañ koy teg ci ñaari côté foofu nga neex wala nga nekk géwël donc xoromu yow yaa koy def yow ñi nga xam ne dañ ne géer nga wala famille bi xamuñu fecc wala xamuñu tëgg mais donc kon yow waroo ko def surtout loolu waaw Ndiassé géwël la non man duma géwël kon géegu yàqu la parce que fecc bi moom ak rythme bi jaaxal na gars yi daal mooy li may wax lu suñu borom def si doomu aadama kenn ñu si dara dëgg la kenn waaye fecc bu njëkk dafa am fu mu jugee woon mais tey Moussa Traoré du géwël ndeysaan dëgg la day tëgg mooy batteru Viviane tey donc loolu dafay am ci àdduna famille boo gis rek day am sambal man je me rappelle très bien ay 95 amoon nañ suñu groupe man Kader ak sama yeneen copain xumbal bu am koñ ba ñu tas ko waaw dañuy dugg jouer tànn béer bu am ñu tas ko cosaan bu am Kader mooy nekk buur ma nekk mbañ géwël wala ma nekk buur moom mu nekk mbañ géwël mu nekk ci ñun dégg bi aussi nekk ci ñun parce que tey boo xoolee man fi ma dëkkee fi Kader dëkk ak ñoom daam seen fi ñu dëkk muy ngéwël bu yàgg ba laa lay wax nga xam ne ay dem si yàlla ji Alaaji Mbay kooku grand frère daam seen la ñu bëri xamuñu ko un grand tambour major mënoon tëgg lool ay grand Iba ca këru Sufi Kaata ay Latir ñooñu génn Latir génn naa da yàlla ko yàlla xare àjjana dañ daan dugg ci kër ga di jël inspiration ngéwël dafa neex ngay ñëw toog nduggi marché bi ñëw rek dafa neex balaa ñëw taal bay yàq añ bi dafa neex naan ataaya bi lu ne ngay dégg di for donc loolu moom moo lay dugg si ba nga mel ni maanaam géer bu yàqu waaw dëgg la léegi ñu dem ba ci benn moment léegi nag amatul géer amatul géwël amatul géer amatul géwël c'est vrai parce que loolu lañ seetlu ci biir soleil levant soo gisee rek koo ci woo rek ak foo ko fëgg rek daf lay wuyu mais yow loolu jaaxal na gars yi mari géwël day may géer dëgg la ah waaye où est le problème géer day may géwël dëgg la philosophie boobu xëy na bu njëkk la ñu ñun gisuñu ko dépassé nañ ko léegi tey géwël boo fi gis mu rafet loolu mën la jural sa yaay doom da nga koy takk wallaay amul ma dem te ñëw man de sama côté laa wax su ma daloon damay dem dëgg la mënuma ci dara ak beneen xeet dëgg la donc kon ñun ak mbër yi ñoo yem ñun ñooy mayante xaalis dëgg la ngay jékk ñu indi l'artiste bu nekk Dakar yow nga nekk Thiès ngeen bokk dem liggéey ut li ngeen am et si jamono boobu ma retourné ba léegi ak ñoom saa neex dañu carboté ñu leen di xool di jàngi di wàcc am na loo xam ne àndul ak jàng àndul ak étude surtout boo nekkee primaire ba âge CI ba CM2 fa ngay gaaree fa ngay taxawee parce que tamit boo amee entrée en sixième nan ngay def moom entrée en sixième pour dem sixième mënul nekk parce que tu n'as pas fait les bancs correctement donc di nga am savoir parler savoir vivre xam li ñu war a def ak lu ñu war a def su fekkee ne sa xel ubbeeku na tuuti mais donc tey maa ngi koy rëccu tey damay jàng parce que on sait jamais dama envisager réaliser film def cinéma donc kon dafa laaj tuuti capacité ak
fekk lim ci nekkoon ñu dem kon ñun romb nañu ay buzz ak da ngaa xew artistes yi nag bëri nañ te ute ku nekk ak ni nga koy dundee yéen da ngeen dox ci professionnalisme waaw il faut nga dox ci professionnalisme parce que xam nga la moo tax nekk ci yow parce que damay dox tout le temps ñu may woo ni ma Mbaye waxatuma waxu téléfilm quoi yow mën nga def cinéma te aussi liñ may wax lépp mu neex ma ci xol trop muy mag muy xale kilifa dafa may woo ma ñëw mu ne ma Mbaye leen dong nga tax ma neex ma su may joué théâtre dafay mel ni li ngay def dëgg la da nga ciy dem ba mu jeex dëgg la donc ma gis loolu aussi que ni man nit doon rek laay liggéey suñ nee la jouer rôle bu bon ba suñu génnee ñu ne kii moo bon c'est ça parce que yow ak nit ñi nekkatoo leen benn dëgg la soo nekkee un artiste boo sóoree su ma génnee su ma jaaree fii am nga say principe yoo xam ni donc dans ta vie bëggoo ko jouer dëgg la loolu yow la mais li nga xam ne lépp mën nga ko jouer teg ko ci yoon ba ñi lay seetaan donc mën a inspiré wu mën a dugg ci loolu parce que ñun dañoo am ñu gisoon moo taxoon ñu bëgg aar comme ñan daaray Kocc bokk na ci daaray Kocc bokk na ci parce que ñoom xam nga xaw na yàgg tuuti mais dañu doon suivre ñoom ñoo ubbi mais après dama gis ñu def ay yeneen label ci biir Dakar comme par exemple ay Billy Boy théâtre boobu dafa ma neex ay Fatou comprendre nga ay Ibrahima Mbaye Soppe am na benn joué Kiné sama doom pièces yooyu dafa ma marqué ba nga xam ne nii lu gën a tax ma inspiré wu bëgg aar yooyu noonu ci la bokk waxatuma nag ay bàyyi lii ak ay waxaguma concert boobu parce que ñooñu inspiré ci wax bu neex bi ñooñu inspiré ci gaaw tànk bi ñooñu inspiré ci yenn kàllaama yi nga xam ne ci mag yi nga ko daan déggee ñun ñu koy véhiculer dëgg la donc après loolu ñu ñëw Ndar bul fàtte Ndar tamit dafa téye couronne bi doxal ko lu rafet àdduna yëpp ku ma Ndar sama Ndar amul ku mu tombé lu génération dëgg la te daaw ko xaar tous les mardis donc mu nekk film boo xam ne nii dafa nekk film bu doy waar donc ba tey ci sa carrière artistique Ndiassé nan la def ba convaincre tey sa famille bi nga xamante ni au début ànduñu ci woon waaw xam nga xëy na léegi nii la àdduna xaw a paan kilifa da ngay bëgg a dem fenn rek jug dem fa mais ñun tombé wuñu woon ak loolu tombé woon papa nekk ci kër yaay nekk ci kër nijaay mag ak lépp man xam naa ne sama yaay li ma doon def neex na ko tey maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana suuf aw ci kawam fekkewul dara ci mbir yi parce que depuis 95 dafi jógee mais man daanaa toog sama yaay taal may téléphone ñu teg bàyyi waali ou quelque chose comme ça rek ma jóg siif nga dem mu ree mu ne mais yow li ngay fecc lii foo ko mënee ni yaay de mooy loolu noonu jàppal bàyyi léeg-léeg benn xumbal am fee ñu yeewu la lendemain coow li ñëw mu dégg naa démb de yow yaa ngi sa xarit yéen a nekkoon fii toj ko donc xam naa ne nekk na lu ko neex mais xamul woon fi ma jëm waaw mu génnee àdduna mu dénk suñu nijaay Boubacar Diop aussi tamit génn àdduna yàlla ko yàlla xare àjjana mu yor ñu yor bu rafet ñu nekk ci ma bàyyi jàng nekk fii ci passe à niveau bi boo jegee raay bi di liggéey ay dalet yi ñuy def ci kër ay décoration j'ai fait 9 ans là-bas boole ko di ko permuter ak art bi mais lépp dama koy nëpp sama nijaay dafa tàngoon trop donc yaroo fi Burkina Faso la jóge ñëw fi donc su ma koy wax ay waxu théâtre yooyu loolu la may wax nit fonkal ma sama liggéey bi ba pare nga may wax waxu théâtre yu Ndiassé doo géwal yow amoo maamu géwal yow di fecc ñu lay tàcc pour lan wala nangam sangam kon xam nga ko pour wax ak moom dafa metti ñu dem ba ci biir mel ni ñuy wax kilifa rek dama yeewu tôt le matin 6 heures du matin liggéeyal ko liggéeyam 14 heures 16 heures ma pare ne ko est-ce que dama mën naa football yi wala dama am réunion mu ne ma waaw ma daw dem répétition rakam bu góor muy sama nijaay Alsane Ndaw ma koy nuyu au passage ma woo ko comme moom dañoo am complicité ma ne ko Tons man damay yëngu ci wàllu art te xam nga Tons moom comprendre loolu déggul daj lu mu bëggoon nga jéem a waxtaan ak moom rek xool nu may bàyyee rek répétition yi mën naa dem répétition rek mu waxtaan ceeg moom après mu ne ko nay teel a yeewu defal ma sama liggéey ba mu pare su paree après mën na dem ci ay répétition ma yeewu su ma yeewu di liggéey di dem répétition di liggéey di dem répétition ba nu ma commencé parce que loolu c'était en 99 ñu nekk ci Soleil Levant Junior 99 je pense que lañ def non 44 lañ def médaille bi
je pense bien ak waa Soleil Levant benn sketch bu 45 minutes ñu def médaille bi ñoom ñoo ko joué waa Soleil Levant si lañ pare ñu ñëw def làmb ji ak askanu lawbe waaw làmb ji ak askanu lawbe man ci lañ ma woowee man téléphone safurlaa du téléphone dama toog ñu woo ma sama kër boobu aw ma téléphone waaw dama toog ñu woo ma ne ma kaay nga wuy kër Aziz ma ñëw ñu ne ma dañ la soxla pour nga liggéey ma leen non non man kay liggéey moom liggéey leen rek ngeen bàyyi ñu ñun ci compétition yu ndaw yeeg yooyu parce que ñemewu ma woon ndeysaan mu ne ma producteur bi moo ne comme Sanekh day taxaw fii ak toqusu il faut am benn xale bu ndaw buy kokkali Sanekh mooy neexal affaire ma ne garaawul ñu ne ma jëlal caaya ma sol caaya ak faaru mbaam ma toog Aziz wax mooy bi ma waxee ni di ko jeew a joxee 10 000 mu ne ma wutal weccit nga jël 600 nga jox kee ma gedd mu ne kii laa soxla loolu ma joué affaire bi jàll ñu ne aussi foo ma joué làmb ji ma dem joué làmb ji nekk entraîneur Paco affaire bi génn donc mi ngi tane def buzz waaw mi ngi tane après ñu def Mor Tojange ak beneen pièce bi dama koy fàtte ma joué ci après nag ci la ñu def tolof tolof parce que tolof tolof 2005 la je pense waaw 2005 2006 waaw loolu moo indi affaire loolooy sa intégration ci Soleil Levant waaw ba tey ñu desandi foofu ci Soleil Levant parce que léeg-léeg xam nga dafa am yoo xamante ni dafay circuler par rapport ak population bi peut-être ku nekk rek sa gis-gis ci mbir mi am na ñu naan sax Soleil Levant ñetti doomu pendanaar yi la tout le temps ñoom ngay gis ci rôle booy xool acteurs principaux yi ñoom ngay cité muy Aziz ak waaw Cheikh Ndiaye ak Cheikhou Sanekh ñoom ñett ñooñu la gars yi tuddee ñetti doomu pendanaaru Soleil Levant léegi yow sa gis-gis ci loolu ak clarification bi nga xamante ni leeral bi nga xamante ni mën nga ko apporter ci loolu nga xamante ni gis-gis boobu nga xam ne yenn ci gars yi ñoom ñu ngi koy am ci biir Soleil Levant lan nga ci mën a wax waaw loolu xam nga question boobu man tout le temps dama koy dégg mais li may wax la rek njàng moo gis na mokk lañ ci wut te garab boo gis ci kaw lay fekkante comme ni ñu leen tuddee ñetti doom pendanaar yi ñoom ñu leen ko tuddee te ñetti doom pendanaar yëpp ku ci nekk man ak moom am nañu relation ak troupe bi yëpp lu tax ñu tuddee leen ñetti doom pendanaar yi ñoom dañ koy seet wala ñu delloo ko population bi nga xam ne ñoom ñoo koy laaj ñoom ñu clarifier affaire bi mu leer nañ parce que man xam nañu li ma mën ci suñ ma woowee ma ñeenteel leen suñ ma woowul pour ma ñeenteel leen damay nekk rek ci li ma ne suñ ma soxlaa comme liggéey ci li ñuy liggéey suñ ma woowee comme ak samay morom ma ñëw ñu liggéey donc lu tax nag ñu ne leen ñetti doom pendanaar yi ñoom ñoo koy xool ñoom waaw parce que gars yi li ñu wax nee nañ ñetti doomu pendanaar yooyu lépp lu di contrat yeneen yi nga xamante ni c'est-à-dire daal lépp loo xamante ni c'est administratif lu concerné Soleil Levant ñoom ñooy gérer yow comme li nga expliqué nii gars yu bëri yeneen acteurs yi loolu parce que am na fi ay jamono li gën a tax gars yi incité wu ci loolu et puis di persister ci question boobu moo di que am na lu fi xewoon ci biir troupe bi ñoo xamante ni ñenn ci biir troupe bi mën naa leen a citer bokk na ci Vieux Ba muy Fall ak Tokusi ñooñu dañu buude woon à un instant dañu geddoon dem te yu mel noonu d'après ci information yi ñu jot a am nee nañ yu mel noonu moo waraloon ñu buude ñoom dem parce que nee nañ talent bi nekk ci ñee bu gën a extraordinaire moo nekk ci ñoom alors que dañu def benn constat boo xamante ni toujours rek dañuy jël rôle principaux yi di ko jox gars yi ñetti doomu pendanaar yooyu pourquoi ça tamit waaw mooy li may wax rek xam nga ànd moom su fekkee dëgg la parfois am na loo xam xëy na su jaarul yoon dañuy taxaw ñu wax ko mooy indi yenn cassure yi donc pour man loolu dara nekk ci équipe de football sax léeg-léeg day jékki-jékki affaire bi tar kii d'accordul kii d'accord kii gisul boppam ñu toog kii toog fii kii toog fii après ñu toogaat ñu waxtaan donc pour man loolu la beneen bi problème rôle man bi ma juddoo ba nii ma toll bi ma nekk ci aar ba nii ma toll nii àdduna ak may seetaan musuma taxaw di xool rôle bii lañ ma jox wala rôle bii lañ ma jox musuma ko def sama àdduna luñ la jox rek nga joué waaw xam naa ne duñ ma jox loo xam ne dañ may wax ne accam suñ ma ko joxoon nag
leen lii gisuma ko sentiruma ko duma ko def. comme yan rôle la Ndiassé dul nangu jouer. waaw donc waaw rôle yooyu mënu ma ko wax nii ouvertement parce que ak fi dëkk bi toll mais. waaw lu tax nag Ndiassé. waaw non c'est-à-dire. nit ku nekk xëy na dafa am lu mu moomal boppam. foofu laay waxee donc de toute façon xam naa duñ ma ci gis. waaw donc parce que bëgg naa ëllëg damam doom lépp bëgg naa xool li may def xool ci lu may dugg xool ci lu may génn loolu sama choix la te dañ ma koy accordé. waaw dañ la koy nangul bu baax a baax defe naa ne nit ku nekk am na lu mu moomal boppam te li jaadu mooy rek ñu nangul ko ba tey nga ñëw rek ci sa parcours boobu sa parcours lan nga ci dund loo xamante ni daal vraiment lu la neex la tey bëggoon nga ko dundaat. waaw jour bi ñu ma waxee daal woo ma téléphone. comme ça neex. woo ma na ma dafa am ñu la soxla man yow pour ñu dem Suède. joué ji foofu benn contrat ñëwul ñu signé contrat bi. nga xool xaalis bi est-ce que arrangé na la wala arrangé wu la. ma ñëw toog ñu finaliser. ba pare waaw jour boobu bi ma ñibbee sama kër. bañ na ma comme tey ngay dem. waaw jour boobu dafa ma marqué. ndeysaan waaw jour boobu dafa ma marqué parce que musuma génn. moo nekkoon sa premier voyage waaw. c'était en 2007 2008 yooyu. mon premier voyage donc musuma woon xalaat que ni gëmoon naa ne aar bi lu nekk mën na ma ci fekk quoi mais pour man dafa gaaw noonu quoi. gaaw na trop. que ni man maay jógal sama bopp fii nit. fayal ma billet aller retour. donc yóbbu ma kaaw ma dem def prestation mu fay ma xaalis ma ñëw ñibbisi. donc loolu daf ma ñëw wax ko sama nijaay nag. ndax man information boobu man moo ma doon neex. ndeysaan waaw ma ñëw ma xoo ko ma ne ko ah tons na ma naam ma ne ko man de damay voyager mu fay voyager ma ne ko ah man damay dem Suède. Suède mu ne fuy Suède ma ne ko ci réewu tubaab yi la. mais kon moo la yóbbu ma ne ko ah liggéey bi rek mu ne liggéey bii ma ne ko waaw mu reetaan. moom ma fekk sama salle bi ma toog di seetaan télé nga ma damay tukki ma ne ko billaay damay tukki tey ci guddi lay dem. mu jàppee woon loolu ay fo. waaw mu jàppee ko ay fo. jour boobu nag après dafa jooy quoi. ndeysaan waaw loolu nag moom ma gën a marqué. mu ne ma franchement dóor yeeg li ma la doon teree. tout ça ñun ñëpp ay doomu aadama lañ. mais gëw ma woon ni. mën nga ko tenir ba jaar nii. donc mu nekk lu ma neex ma dem voyager. ñibbisi. man maa njëkk a yëkkati ay euro. may ko sama nijaay mu may laaj moom xaalis bi man xaalis sax ma ne ko lii da nga koy wecceeku. donc nga def ko CFA yow yaa ko moom. donc mu nekk loo xam ne neex na ma trop nag sama aar neex na ma loolu tax du ma bëgg a regretter. du ma bëgg a regretter damay gën a continuer ba après yeneen voyage topp ci Ndiassé noonu la ciy toppee sax incha allah rabbi ndax liggéey rek a wóor li la may loolu moo lay mayaat leneen ak leneen. parce que nag macha allah li ngay def gars yi ñu ngi koy apprécier bu baax a baax et puis ku nit ñi bëgg nga. waaw foo amee nag ay moment yu la neex du ñàkk rek nga am fa ay moment yoo xamante ni tamit vraiment di nga toog di ko rappelé wu say rangooñ tuuru. yooyu yan moment la. waaw benn moment bi ñaar rek la. ki la jur moom. yaakaar naa ni loo mën a am ci àdduna te gisoo ko. da ngay dem rek te xam ni yàlla moo la sàkk donc mënoo ci dara mais léeg-léeg nga toog sa xol di tooy. waaw parce que tey bu ma 100000 maanaam bi may nekk sama yaay mu feebar en 95 man mënu ma ko jëndal benn FRL gant bu 100 francs parce que xamuma ko xale laa mais tey xëy na maa ngi yor loo xam ne nii su noon or laa bëgg te mu ko koy jëndal. su ne dama bëgg tabaski su jotee moo koy jëndal xar tabaski may ko comme ni muy waxee sama doom laay xaar ku nekk sa yaay di wax sama doom laay xaar. man da daan Ndiassé laay xaar. parce que tey am na doom boo xam ne àdduna yëpp a ngi koy dégg. c'est ça qui me fait mal parrain saay damay toog parrain saay affaire bi day am ampleur neex foo génn ñu ngi lay sargal ñu ngi lay safoo yaa ngi am weccit soo waree voyager ñëpp dañu seen yaay yi dañuy génn seen papa yi defal leen ñaan defal leen tout. et tout ça yow ci te retrouve seul donc yaay lépp yaa koy defal sa bopp yaay dem yaay yéeg ci oto yi dem liggéey ñëw wàcc jox sa njaboot say xarit say donc manqué wu may mbokk am naa ay yaay am naa ay lépp mais bu fekk yaay bi nga xam daf la jur fekkewul loolu yëpp
mais ma jëlaat lépp delloo loxo suñu borom. waaw jàmm xam yàlla ak dogalam. moom moo ko sañ. amaana su doon dund ba léegi sax du demee nii peut-être xëy na sama côté. dëgg la donc loolu daal xam naa ne nekk na loo xam ni. waaw wala léeg-léeg ma nekk ci ay difficulté xool gauche xool droite du ma ko gis waaye daf may day doy waar quoi mais toujours nag man du ma gëm yàlla. man moom yàlla moo ma sàkk mais dama ko gëm lu ñëw gëm naa ni suñu borom la. siiw gii ma siiw am bii may am defalu may lenn yàlla suñu borom ba tax mu def ma nii. mais lu mu métti rek su ma xoolee ba bëgg a xaddi su ma tourné sama côté gauche dama ko ci tegaat. parce que àdduna su fekkoon lu neex rek la suñu borom duñ fi wàcce. dëgg la. parce que bu xale juddoo léegi na nga koy gis muy jooy. li muy jooy moom moo ko xam parce que ñëw na fu metti li koy xaar dafa metti donc kon muy yow muy man ak ku mënti doon ñun ñëpp gérer suñu life mooy fi indi et aussi ami d'enfance dafa neex rawatina mu jàpp la ci loxo dugal la ci métier ba tey ngay recevoir ay dara boo xam ni tey yaa ngi envisager tabax takk jabar am doom di ngénte di nekk ak say am di jàmm mais loolu benn nit da ko waral muy Kader Kader mënu ma ko fàtte. yàlla na xippee aljana. waaw kooku nitu yàlla la. man loolu leer na ma nañ. parce que lépp lu mu musa laal or la. ndeysaan. waaw te maag moom mel nañu benn melokaan boo xam ne nii. ci lii ma nekk nii moom moo ma ci dugal. donc ma koy ñaanal yàlla xare ko aljana. amiin amiin amiin. ah di ñaanal yaayam Fatim Cissé. bàyyi ko fi loolu te wér. amiin amiin ah kooku suñu yaay ju baax la. ndax man dama jóge woon suñu kër dem dëkki kër Kader. ndeysaan. loolu amitié bu yàgg la seen kër ak suñu kër même pas 150 mètres. on a tout fait ensemble. donc loolu la rek moment yu metti yi ak moment yu neex yi ci àdduna la bokk. dëgg la donc mais nañ koy gérer rek te bañ a xaddi. dëgg la comme ni nga ko waxee rek bu ñu jëlee lépp rek wekkaat ko ci la volonté divine nga xamante ni mooy ndogalu suñu borom bi defe naa ni après dinañ mën a teniraat le coup. ay projet Ndiassé. waaw projet yi mooy envisager. mooy li ma la wax rek def cinéma donc bëgg a yokk cere dolli ñeex. yëf yi gën a dem ci kanam. ak am sama yëfi bopp. waaw am sama yëfi bopp yoo xam ne nag donc du ne am sama yëfi bopp damay dem ak sama bopp. ndax ñu bëree ngi dem ak seen bopp te dem ak sa bopp yombul. dëgg la te wóorul da ngay bàyyi ba ñu ñaanal la. da ngay bàyyi ba ñu libéré la dañuy bàyyi ba nga xam ne ni yow nii lépp lañ doon def ci yow maanaam boo wéetee. doo wër-wëraat foo teg sa loxo rek loolu la. donc projet yi loolu la. donc yooyu daal bëgg naa ko atteindre daal. yàlla na ko suñu borom sottil ci jàmm ak salaam. ñu may signaler que ni ñu ngi suñu njeextal émission. commencé ma amoon yow dinañ sekkaat yeneen i jotaay ndax man duma doyal ci sa jotaay. yow en tout cas ça a été un plaisir ma recevoir la tey sama plateau émission. mon parcours ak Xéweul TV. vraiment yombalal nga ñu lépp et c'est vrai que c'était pas évident parce que yeneen ci ay tournage yu tar ak yooyu. mais vraiment bi ma la woowee rek da nga ma yombalal lépp di la jaajëfal bu baax a baax ci oyof boobu ci modestie boobu bàyyi la rek nga joxe kàddu gu mujj gi. waaw kàddu gu mujj gi mooy rafetluwaat rek encore une fois ci taamu bi ngeen ma taamu. te yàlla na gën a saawan baawaan. dafa am sama benn grand bu fi jaar léegi nii muy Youssou Ndiaye. c'est un artiste maa ko invité woon pour mu ñëw. c'est juste mën a def ay témoignages mais. nii baax na parce que mi ngi Allemagne aussi tamit di dund aaram. nekk suma xarit bu baax. suma benn grand mi ngi Californie As Diallo. di ko nuyu di nuyu Victor Meng depuis Russie. Papi Dieye dixième samay xarit lañu ñooñu samay nit lañu dañ may bëggee bu wér. sama waa ji Baye Jibi Fall depuis Mermoz. bëgg nañ daal di nuyu waa Jaxaaw di nuyu waa Thiès sant fans yi nag. man nee naa leen Thiès. tuma wax maa fi gën a sonn ay fans man dama noppal samay fans. man dama mel ni Balla Gaye ak Modou Lo. man su ma génnee damay def li ma war a def. supporters yi kontaan. ñii seetaan kontaan ñëpp ñibbi. donc kon nag dama leen ciy sant di leen gërëm. di gis ni ñaan gi ñu may ñaanal. gis naa ko. téye bi ñu ma téye gis naa ko cër bi ñu ma jox aussi tamit Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar dama kontaan ci ñoom. te képp ku juddoo Thiès màggee Thiès. doo ragal doo bañkat te bëggoo nekk perdant. ñun dañuy dem ba mu jeex tàkk. encore une fois kontaan naa ci yow
kontaan naa bu baax mi ngi noonu mbokki internetu Xeweul TV di leen jaajëfalaat ci yéen ñi nga xamante ni yéenay nos fidèles internautes di ñu suivre saa su nekk fii ci Xeweul TV mu nekkoon seen émission boobu di Mon Parcours ngeen àndoon ceeg Sista Marie ñu dalaloon tey comme gan Mbaye Dozé beaucoup de son vrai nom Ndiassé Ndiaye nekk ci Soleil Levant kenn dootu ko présenté ti kenn gis ngeen ko waxtaan bi ñu sekk ak moom ci parcours am ak li mu ñu jot a wax dëgg yàlla leeral ci jaar-jaaram mu di lu am solo ma yaakaar ne rek fansam yi buñ ko seetaanee dinañ gën a béggewaat ki nga xamante ne rek moom mooy di seen artiste bi di Ndiassé Ndiaye waaye nag di jaajëfal suñu partenaires yi nga xamante ne tey ñoo ñu recevoir woon fii ci résidence bi muy waa résidence Lat Dior aw ma seen fay jaajëfal naa leen bu baax a baax au nom de toute l' équipe de Xeweul TV di jaajëfal aussi sama équipe technique bi nga xam ne tey ñoom laa àndaloon tey jii nii bu ngeen ma gisee nii rek da ngeen may gis nii rek bu son bi leeree ñoom la image yi waaw bu nikkelee ñoom la di leen jaajëfalaat bu baax di jaajëfal nag ki nga xamante ni moom mooy ma moitié Toufa Feuz waaw chéri Soutoura maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko bëggee di leen dig daje jox leen rendez-vous très prochainement seen beneen numéro émission Mon Parcours ak beneen daanaan jaa ngeen jëf